réew mi réewum ñépp la la ante biro xuloo bi amul sax réew mi réewum ñépp la la ante biro bañante bi amul sax mbokk auditeur u Rewmi FM ñu am mbégte saa su nekk bu waxtu wi jotee ànd ak yéen ci li si réew mi comme nuñ koy defee saa su nekk ma ànd sekk samay natango gannaaw bu ma leen nuyoo yéen ñi nekk ak man ci plateau bi di nuyu suñuy auditeur u Rewmi ak Rewmi officiel rewmi.com Jacques maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay bu baax soxna Elisabeth Diatta di nuyu ñu ñuy sekkal plateau bi ak mbokk auditeurs yi. Abdou Khadre Djeylani Seck. waaw ñoo ngi nuyu mbokk yi déglu rajo Rewmi FM. Bemba Dramé. Eli di la ziar di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi teewlu saa si tembe émission bi. di leen nuyu bu baax a baax mbokk auditeurs yi ñuy may nopp bu waxtu wi jotee jàpp midi li si réew mi tey ñu fas yéene waxtaanee li jëm ci politique li nga xam ne mooy tasaaroo gi ñu nemmeeku jamono ji. ci coalition yi nga xam ne bañ muy door coow li bëri woon na lool dana def différence wala déet waaye tey liñ ci dégg mooy boo mayul ci tasaaroo lañ jëm bokk na ci Yewwi Askan Wi mi nga xam ne dégg nañ ci tey ji ñenn ñu beddeeku bokk na ci tamit Benno Bokk Yaakaar Parti Socialiste taxawaay gi ñu am jamono ji ak ñii di coalition Wallu tamit ñoom syndrome bi laal na leen dinañ waxtaanee tamit insuffisant rénaux yooyu nga xam ne àjjuma ak léegi ñoo ngi ñaxtu gannaaw ICP bi nekk en face UCAD te ba mu tëjee ñoom nag boobu ba tey amuñu fu ñu defee seeni dialyse li ni mel nag moom gàllankoor lool ci seen wérgu yaram dinañ waxtaanee tamit li jëm ci benn phénomène bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji muy cag-cag yi waaye nag cag-cag yi dafa am ñi nga xam ne dañuy xajamal liggéey bi am na ci sax ñi nga xam ne jàpp nañ ne boo leen ñu joxe yóbbal du àgg ñoom ñoo koy àkki moo mëjjee réer ak boobule yóbbal li ni mel tamit dina doon lu ñuy waxtaanee tey lii si réew mi. dinañ waxtaanee tamit comme niñ koy defee saa su nekk ci article du jour dem ci Rewmi quotidien daal di waxtaan ak Soxna Ngoye Ndiaye tey ci li nga xam ne bindoon nañu ko ci hémodialyse yi mu bokk ci sujet yu ñuy waxtaanee ñu door waxtaan wi ak politique bi Abdou Khadre Djeylani Seck yow laay njëkk a jox kàddu gi ñu gis jamono ji li nga xam ne man dama naan réew mi yëngu na lu tax réew mi yëngu mooy li nga xam ne mooy politique tey ba muy door ñu bëri jàppoon ne tey coalition yu baax yi ñooy taxaw yow mi sax say kàddu bu ma ci maree dellu bu baax bi am na ay mots yi nga xam ne dellu woon nga ci tey ma bëggaat la laaj ndax bu baax bi tey noo ko gisee. waaw xam nga Eli. coalition boo xam ne wala kuréel. kuréel boo xamante ni gis nga ko tey. maanaam mu am yëngu-yëngu yu bëri. mooy coalition boo xamante ni tey ay kàngam ñoo nga fa. dëgg la. maanaam tey par exemple tey boo xoolee parti politique yi nga xam ne dafay am ay leader ay leader yu mag ay leader yu am ambition. foofu force ay tiraillement am fa. ñuy yëngal réew. ndax tey coalition Yewwi Askan Wi bu nekkoon coalition boo xam ne kenn fa am doole wala ñaara fa am doole du am benn problème. mais coalition yi nga gis muy tey mu problème bi bëri fa wala ñu fay wax lu baree bari kenn ku nekk bëgg ça veut dire que loolu dafa dajale ay nit ñoo xamante ni am nañu benn dayo ci lu jëm ci wàllum politique. beneen bi tamit mooy ay élection locale la. mënut a ñàkk ay tiraillement mënut a ñàkk ndax élection ndax politique tamit bu ñu koy wax nag jéem a jiite moom moo tax. dëgg la. te beneen bi élection yi dafa am leneen loo xam ne mën na koo wane ndax am na ndëgër laay boo ciy am. da ngay positionné wu bu baax a baax ci élection présidentielle 2024. boo amee ay maire loolu nag dafay yokk li nga xamante ni moom mooy sa entourage aussi. dëgg la ndax Khalifa Sall amoon na lu mel noonu bi ma gagné capital bi amoon na benn doole boo xam ne jaaxaloon na état bi. te coalition Yewwi Askan Wi dafa am différence boo xam ne dafa am ak yeneen coalition yi ndax dafa am ñaari mbër yoo xamante ni ñëpp xam nañ ne bu
ñu leen bàyyee ñu dem élection ay candidats yu sérieux lañ. maanaam ñu ay ambition lañ ñooñu nag ay ñi leen di wër tamit ay nit la ñu doon ñoo xamante ni dañuy am benn taxawaay bi. d'accord mais coalition boobu. ni mu amee ay yëngu-yëngu. noonu la coalition Benno Bokk Yaakaar amee tey soo xoolee ay yëngu-yëngu. dëgg la comme nag damaa jàpp ne parti bi nekk au pouvoir xam ne tey moom moo am ay yëngu-yëngu moom la président bi wax ñoom ñooy défier président. mais asamaan nag ñoo xam ne dañoo waxtaan ci seen biir pour dem. ndax gis nga Mary Teuw Niane mi nga xam ne tey defoon nañ ko fi ministre de l'enseignement supérieur. def ko PCA comme kooku moo taxaw ma ne man day nekk candidat ci nii wala ci naa. te mu bokk ci mouvance présidentielle. war nañu ko mën a nangul kenn ku nekk ci biir coalition Yewwi Askan Wi. boo gisee Mame Mbaye Niang mi nga xam ne Macky Sall def na ko fi leen lu nekk mu am bureau ca palais. moom tim taxaw ne dafay dem ci ay élections. jàpp naan tamit war nañu koo mën a nangul ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi. man noonu laa ko gisee jàpp naa ne coalition Yewwi Askan Wi kenn ku nekk ñi ànd ak Khalifa ñi ànd ak PUR ñi ànd ak Sonko kenn ku nekk am na say nit ñoo xamante ni ay nit ñu am doole lañ ci wàllum politique ñooñu mënut a ñàkk xëccoo am si seen biir. Jacques. nan nga jàngatee mbir mi. waaw Elie man bettu ma forcément. parce que boo xoolee ni ma ko waxee woon ca njëlbeen ba ñuy laam-laamee coalition ba la sax ñu koy officialiser. dañ doon wax ndax dina wëy ndax yàgg nañ fi gisee coalition opposition. justement mais c'est ça le problème parce que lii réalité élection locale. ak législative bokkul tamit ak présidentielle. xam nga présidentielle xëy na ñoom entre ñoom leaders yi bu ñu déggoo rek. problème bi jeex. waaw mais bi leaders yi mën nañu déggoo parce que ñu ci bëri ci leaders yi duñu candidat ci local yi. ñoom mën nañu déggoo ci kaw mais ci suuf mu am beneen réalité ku nekk am ni nga sentir sa bopp ni war naa mën a jiite fii et puis ni ma déggee coow bu fekkente dégg la parce que gisaguma communiqué bu officiel bu ñu wax Yewwi Askan Wi nee nañu waa nii mais de toutes les façons suspension laa rek suspension nag xaw ma ndax dañuy dellu pour waxtaan ñëwaat ñoom nee nañ dinañ investir waaw mais suspension la ñuy wax ci par rapport ak coalition dañu ne dañuy suspendre activité léegi nag man je pense que loolu yëpp am na fu ñu ko mën a wékk parce que tamit ay parti maga fa nekk ku ci nekk même boo demagul ci élection biir Dakar nga xam mais ku ci nekk war nga xam déjà enjeu Dakar war a xam ni xëy na bu ma ko bàyyilee sama morom bu ko gañee beneen mbir la ji li mi ngi doon rappeler sànq Dakar ban dayoo la may Khalifa Babacar Sall moom tamit xam na ko xam na tey ci li mu yegg ci politique daanaka moom moo ko téye ba léegi imaginel bu ko nekkatul wala bu ay gaawam nekkatul ci mairie bu Dakar leneen la Sonko tamit dayoo gi ak lu ñu wax ci pratiquement mooy leaderu opposition bi entre guillemets même bu fekkee c'est selon ndax ñu bëri nanguñu ko est-ce que dina nangu tamit Dakar keneen jiiteel ko loolu mooy problème bi donc problème bi je pense que li mu leen doon wax ci njëlbeen xëy na gis nga ak Benno xëy na sax wala même biir APR nga xam ne sax déggoo amu fa ñooñu ça peut être moins grave parce que ci biir APR par exemple rek ku bañit Mame Mbaye Niang bi bu ko Macky woowee pale ñu toog wër na ma buy génn mun na dinañu dégg dina am au moins fu mu koy jaarale ne ko bàyyil wala mu bàyyi wala yow la ñuy teg mais ci opposition dafay difficile ñooñu par exemple Sonko amul lenn lu mu defal beneen militant de base bi nga xam ne war na ko mën a imposer quoi que ce soit au contraire militant yi ñoo ko defal dara ñoo koy mais Jacques donc c'est un peu ça non mais élection locale yi Macky Sall organisé en 2014 yooyu Macky Sall dafay doon di toog te pourtant li mu waxoon waa Benno Thiès ñoom dañ koo lànkoon ba nga xam ne di Thierno Alassane Sall dañoo beroon seen liste bopp Abdou Mbow ñoom jaar seen xam nga contexte boobu moom balaa local yooyu yaa ngi fàttali lu mu doon wax gars yi na ngeen fexee ba ku nekk gagné seen ko da nga xamoon ni ñooñu ku ci nekk boo fi gagné mooy au moins am nga dara fële donc moo leen defoon ci situation boobu bii nag mu ngi ci beneen situation moom xëy na mu ngi ci kan xamul ndax day toogam dem c'est vrai que mu ngi ci nii wi nii non loolu tamit mu ngi ci bopp ay kii yow nii noo taxul mu toogaat waaw kenn xamul ndax day toogaat ndax xam léegi gars yi dinañ ko nangul loogul parce que am na ñi nga xam ne dañ ci am seen propre ambition man ku mel ni Mary Teuw Niane ànd na ak moom mënul tollu fii dayo bu mu am xam-xam beeg yooyu mënul nekk fii rek di topp ci ginnaaw kii parce que ñoo bokk parti mais loolu yëpp je pense que nu muy feeñee ni ko ji li waxee ci opposition bi mu ngi tamit ci li nga xamante ni moom mooy mouvance bi d'accord Mbemba Dramé yow nan nga jàngatee tamit tasaaroo gi nga gis ci yenn coalition yi ñu ne woon tey war na mën a dëgër war na tenir tête maanaam dinañ ñu jox ay élections yi nga xam ne moom lañ doon xaar tey ci wàllum local yi
Eli dafa mel ni problème bi xam nga waxtaanee woon nañ ko fii si njëlbeen. coalition yi nit ñi juddoo te muy bañ a yàgg itam. loolu yëpp dafay jur ay problème mais man fii damay rejoindre Jacques un peu benn aspect communiqué officiel ba tey. gisaguñ ko fësaluguñ ko ñun daal coolee fi nekk ñu topp ci ñu ne am benn nit bu ko fësal. donc affaire bu explosé. noonu lañ ko mën a waxee. te man sax as tuut ci réunion bi. coow li ko indi mi ngi jóge ci Hann Bel-Air. mooy am na ku ñuy wax Lat Diop kooku nee na itam. kon ñoom génn nañ Pastef Dakar mais jigéen bi Pastef la nekk. xam nga dafa moom tamit basam Hann Bel-Air la. donc ñàkkul ne seen réunion bi fa la xët-xët yi yëpp jógee. ambition xam nga fee taxawu Dakar moom moo ko jiite. mooy commune bu Hann Bel-Air mooy Papo Meng. donc problème yi daal fa la commencé tàmbali waxtaan boo xam ne déggoo amu ci base bi. mais ça c'est trop léger. non mais Eli ci kaw. xam nga itam parti buy màgg dafay am mbébét di am ambition. Pastef tey kenn mënul bañ réalité Pastef parti bu ndaw la de. waaye dafa juddu. ay bànqaasam law fii fépp ci Sénégal surtout Dakar. Eli dañuy fàttali Dakar ni Pastef amoon na fi ay résultats yu am solo présidentiel. et puis te demul coalition. tey ñoom bu nu sukkandikoo tey ci seen score yooyu naam élection yi du benn. mais tamit mun na gën a continuer am na ay proche Khalifa Sall yoo xam ne Khalifa Sall dafa joxewoon ay directives pour ñu voter Idrissa Seck mais ñoom Pastef lañ demoon àndal. ndaxam loolu itam nekkul réalité boo xam ne mu ngi feeñ. ci diggante ci biir Ndakaaru waaye itam ñoom ñu def attention que ni nekkoon naa deuxième wala amoon naa score bi tax na ba ma tax a funki ñëw bëgg a wane sama bopp. waaw parce que ka leen représenté woon ca présidentielle ba du moom mooy représenté. justement ci local yi. problème bi mooy gis nga ku yaakaar ni war nga mën a gagner Médina sans Bamba Fall da ngay nax sa bopp. Mbadou ah oui Eli. réalité moom politique Bamba la moom bokkatul ak kenn Mbemba waaw. xam nga tey Eli ba ngi naan ki nekkoon candidat du mooy nekk ci mairie ak yooyu. mais Eli loolu yow peut-être yow yaay xalaatee noonu. dëgg la mais am na ñoo xam ne ku ñu jàpp ne kii moom la Ousmane Sonko teg. moom la àndal ñëpp duñ si ànd mais dina am ñu bari ñoo xamante ni tey dinañu am qualité boobu. dëgg la beneen bi mooy boo nekkee favori. ci lu mu mën di doon da nga koy assumer. Pastef ñoom dañu jàpp ne ñoo nekk favori ñooy nekk. ñoo moomee vent. non opposition quoi que l'on puisse dire ñoom la. léegi nag loolu moo tax ma ne la. tey gis nga ñoom Sonko. Sonko soo déggee mu naan la soo ma atta foo ma ko ku ma attaqué ci Sénégal rek. di nga ko gis da ngaa rep da ngay xaru. te dafa am leneen lu fi xewoon loo xam ne dafay firndeel. taxawaayu Ousmane Sonko ndax dafa am histoire politique gu Sénégal lu ne yàgg na fi am ku ne yàgg nañ koo teg loxo. ku ne yàgg nañ ko tuumaal mais lu mel noonu. musu fi am keneen nag ku ne nag jël na sa prétexte tuumaal corona beeg lu ne tuumaal nañ ko mais taxawaay boobu ñu waxtaane ñu Sénégal adduna bi jël Sénégal di ko def à la une di ñu commencé journal di ñu jeexale pendant presque lu ëpp benn weer loolu ci biir Sénégal gi yëpp manifestation am fi ñuy dañuy xam ne jàpp nañu ne ñoom am nañu benn représentativité fépp ci Sénégal dafa mel ne xayma boo xam ne ñoom peut-être defoon nañ xayma bu mel noonu moo tax ma ne Pastef ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñooy favori boo ñu jàpp nag ñoom dañ si dawul dara dañ ko bëgg a assumer te man gëm naa ne sax coalition bi bëri na ñu nekk ci Pastef ñoo xamante ni tey ñoom bu ñu sañoon Ousmane Sonko léegi ñoom ba mu leen tollee foofu la ñuy dem coalition pour la non xam nga bu jàppoo ne mën nañoo ànd amul problème mais dama ne la xam nga ñëpp mënuñoo bokk gisandoo mais gëm naa ne ay militants Pastef yoo xam ne ñoom doonuñu woon d'accord ci coalition bi demoon loon seen bopp moo leen gënal ndax jàppoon nañu ne jàppoon nañu ne ñoom pour ñu gagner te Pastef pour mu gagner du ay militant Pastef aussi nañ bàyyi xel loolu du ay militant Pastef mais foo man di dem tey par exemple tey soo demoon Médina ña fay yëngu ci wàllum politique ña fa defut politique ñoo ëpp te amaana am na ñoo xam ne du ñu jënd carte Pastef bu Ousmane Sonko doon romb du ñu génn sa xool ko te bu élection jotoon tey bu leen fàtte wàllu ci wax ci ñu dem ñëpp ci lañ bokk di ci ba mayul ci tasaaroo lañ jëm non mais wàllu Eli mais da ngay xool Eli il faut ñu bañ a itam topp euphorie bi Pastef yor dañu sukkandiku ñoom ci événement mars. baax na ku nekk am nga fi sama mobilisation de force bu leen fàtte protocole de Rebeuss nan la fa demee woon kooku tamit mën na gestu ne moom it am na ay nit ñii violence lañu wanee seen force ñeneen ñi marche lañ ko wanee Eli yow dafa am loo xam ne da nga ko bëgg a jaawale xam nga mooy la baax na gis nga ay manifestation politique dafa am
ak loo xam ne du ay manifestation politique gis nga mobilisation yi ngay gis falut kenn Ousmane Sonko ñi wàccoon mois de mars du ay militant Pastef gisu leen kenn ku nekkoon Pastef ab cadre bu génne wàcc leen ci mbedd manifester leen wala dara dëgg la ñi wàccoon ci Sénégal am na localité yoo xam ne seen yoon nekkul ci wàllum politique xamuñu amaana sax mosuñoo gis Ousmane Sonko ni dëgg la te teewul dañu wàccoon ci mbedd mi mais ñooñu wàccoon noonu sans loo xamante ni dañ leen see woo wala nangam ak nangam wala ñu jox leen xaalis na leen génn te manifestation xaalis nañu joxe mais ñooñu génnoon ci mbedd mi mais peut-être am na lu ñu gis ci Ousmane Sonko moo tax ma ne jàpp naa ne man projet Pastef ñi ko gën a gëm du ay militant Pastef kese dëgg la te il faut ñu yokk si gis nga ñoom ci tasaaroo bu ñu jëm day gën a may boulevard ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar mais gisoo ne yëpp sénégalais yi la tamit bon tamit ñoom ak nuñ ko annoncé ak dayo bi coalition bi am ba tey ñu mujjee nii man dama yaakaar ni déggoo rek moo amagul mais ñoom ñoo nar a ànd ji non Elie man dama jàpp ne du déjà du yàpp sénégalais yi parce qu'il faut tenter dañoo nekk waaw dañoo bokk xëy na cible mooy nguur gi ñu fexe ba liggante leen fii wala ñu bañ leen ñu gagné kii yu bëri donc ñoo bokk cible ñu affaiblir leen daal ambition yi ku ci nekk am nga ses propres ambitions et puis enjeu Dakar xam nga lu ñuy wax boobu ba léegi ñu naan la Dakar c'est ça le problème parce que man ba ñuy wax ci samp ko genre néew naa xëy na ñoom entre ñoom leaders yi bu ñu dajee mun na yemb mais ci suuf parce que man gox gi ma dëkk rek maa ngi gis ku ci nekk ci biir parti yooyu bokk coalition yooyu depuis des semaines wala des mois ku ci nekk naan sama candidat nii ñi def ay shooting ñi di def ay commencé def ay affiche te pourtant ñu ngi wax ci coalition léegi loolu mooy wane ni li am foofu am na ci beneen gox am na ci beneen gox ku ci nekk mu ngi waajal peut-être xëy na ñu ngi xaar ci kaw mais ku ci nekk waajal nga sa bopp ça veut dire que xëy na dafa am fu ñuy toll boo ne yow bàyyil kii mu jiite la te ñoom ñoo dëkk ci benn gox bi ku ci nekk am li ngay yóotu dafay jafe loolu surtout ci parti coow li xam nga Khalifa Sall taxawu Dakar boo xoolee dafa bëri waaw léegi man wallu nag xanaa wallu boo ko expliqué la ci taxawu wala Benno Bokk Yaakaar kon parti socialiste si parti socialiste parti démocratique sénégalais moo ngi am problème Guédiawaye Woré Sarr nit ñi ne nañ ko soppi nañ ko fa génne parce que temps jeex na waaw ci biir coalition bi ci boppam ñoom waa parti démocratique sénégalais ci boppam coalition boobu man li tax du ma ci wax lu waaw léegi waxal Benno Bokk Yaakaar déedéet Yewwi rek nekk dañ leen wax Benno parce que tey PS tamit moo ngi fi non sooy wax Yewwi booy wax Benno nga wax Benno da ngay bàyyi ma wax fi ma li ma bëgg a wax doog a ñëw ci d'accord nañ dem waaw léegi nañ dem Eli xam nga tey par exemple tey taxawu Sénégal bu Khalifa Sall taxawu Dakar dafa bëri ay communes yoo xam ne daf koo gagné woon te léegi maire ya fa nekkoon àndatuñu ak moom mooy xam Colobane Fass Gueule Tapée moo xam Médina moo xam ay Idrissa Diallo moo xam Dakar Plateau léegi nag politiciens yi dafa am loo xam ne dañ koy réeree mbir Khalifa Sall bu jàppee ne taxawu Sénégal wala Khalifa Sall ba taxawoon loolu yow sa gis-gis la waaw sama xalaat man 2014 Khalifa Sall moomu du Khalifa Sall bii est-ce que comprendre loolu tamit il faut mu xam ko loolu ay militants tamit il faut mu xam ko Khalifa Sall su bëggee ngar daajoo communes yi nekk Dakar yëpp ak ville bi loolu waa Pastef bu ñu amee fulla du ñu ko def tey du ñu ko def ëllëg ndax ñàkk parcelle sax ci coalition boobu la bokkoon léegi nag su dee wàllu Sénégal coalition boobu Eli wax dëgg yàlla du coalition boo xam ne yaa ngi wax ci wàll déedéet waxal ci Benno non dama la bëggoon a wax li ma bëgg a wax ba pare xam nga wàllu lu tax ñoom gis nga Pape Diop mii maanaam ci Dakar gi yëpp en tant que nekkoon maire Dakar xanaa soo mosee nekk maire Dakar sax tee ko au moins bis boo demee ba nga xam ne nekkatoo ko di nga dese tuuti base di nga dese tuuti ay militants Pape dina romb nit sax garde corps du ko waaw mais Pape Diop Dakar benn quartier buñ non Gueule Tapée la Pape Diop presque mën a gañ Eli te xam nga tey Gueule Tapée Pape Diop nan la mën a nekkee maire Dakar léegi yow nga teg ko fan non ay résultat moo ko wane Pape Diop dafa nekk maire dem ay élection mënul gagné sax benn commune ci Dakar te beneen bi yow ñëpp xam nañ ne Pape Diop tey bu demoon élection locale ville de Dakar wax dëgg yàlla jàpp naa ne bu ñu doon jël xaalis di si campagne loolu sax yàq la Eli jëloon dimbalee ko xaw ma ñii di war a def ay jali sax wax dëgg yàlla Eli moo ko tane Eli nañ waxante dëgg rek gis nga Sénégal ñun xamante nañ non yow sa dëgg ngay wax non kenn ku nekk xam nga sa bopp parce que sénégalais yi waxaguñu ñun local yi dinañu wan kan mooy kan ak kan lan lay peese du dëgg waaw non Eli man dafa loo xam ne dama ko waxoon ay jege ñaa lay ma dikke ñaa
bi ñuy wut parrainage. ma dem ñëw fekk ñu loué seen chaise bi ma laaj ñu ne ma ay 10 millions lañ ko loué. bi ma yéegee ma gis parrainage beeg yooyu maanaam sonn bi si ma dikkee sonn daal ak organisation bi ma génnee waxtaan ak benn jege ñaalem ma ne ko yéen kon ndeke kafu leen ma ne ko kon yéen est-ce que ma ngi traversé seen xalaat benn seconde kan yéen mën ngeen a gagné élection présidentielle 2019 man leen yéen loolu war leen koo xalaat. gëm-gëm la xaalis bi gëm-gëm la non Mbemba nañ bàyyi affaire de gëm-gëm lañ am ji Lili. dugal seen caution am seen xam nga parrainage yow ma dikkee da nga koy nangul. xam nga tamit dem ni nga ko waxee dëgg la ah parce que nit mun na di dem sax ci làmb xam ne man lii du ma ko gañ wax dëgg mais yàlla dafa am ay jeu la xam nga yow Madické dem présidentiel candidat être la woon. candidat rek Dara la. si histoire baax na être candidat dans une élection présidentielle loolu rek ci taarix baax na peut-être yeneen réew yi. am non waa parce que Sénégal. Sénégal fii ancien candidat yow waaye loolu muy dara bu paree après ancien non, candidat non, yoo xam ne dégg ay zéro yaa ngi mel ni non, tu leen dégg ma mane. wax la gis nga après kii après présidentielle boobu Macky bon heureusement ou malheureusement dafa ne dafay suspendre wala dafay bàyyi politique mais bu newoon day continuer mu ne day dem ci Macky dina am dara parce que dina am non dara yow kay. loolu moo am mais avec yàq xaalis bi daal laay bañ. waaw yow da nga jàppee ni yàq xaalis Yow mais yaa SG gis ngi ne ci yàq biir xaalis xëy na la. 10 millions boobu du dara ci moom Léegi mais nag, SG la ngi ci 10 biir. non 10 millions yi da koo loué siège bi mais xam nga ma dikkee li Non, dama la wax benn affaire de campagne ay milliards yu ndaw ndawaan defu ko de campagne da ngay génne xaalis bu mel yow oto yi man nga ngay wax jënd ay campagne man waaw mais milliards non milliards Léegi. yooyu si boppam milliards yooyu non Eli vraiment nga wax ni ay jeu la participer ci élection jeu la même bu dee doo gagné ay jeu la ay tactique la li gars yi di utiliser léegi nag ci sa coalition bi ngay wax c'est vrai ah ci kiwu Khalifa Sall nañu nangu ni quand même Khalifa Sall am na lu wàññeeku ci moom. man tant que urne yi waxuñu. non, analyse mais- bi ngeen di def waaw, nii. yaa non am na voilà. luy wàññeeku indi ci wax non dëgg ci yàlla. même ci ay basam dafa am luy wàññeeku. waaw, li mu bëri nga doon na. wax am parcelle kooku ci moom la bokkoon. bëri na doxatu ci. bokk ci Dakar même bu Plateau. fekkee am na ñuy des ci moom day am ñuy xaj. Bamba Fall a ngi Dakar nii. Plateau Bamba Fall a ngi Waaw, nii ak- Dalifort ngi nii le Col- maire n'est plus ak là Colobane, donc léegi Colobane Fass Gueule booy Tapée. APR ko yor. Colobane ak yeneen Fass ak Gueule yi waaw, Tapée ay ak Dakar Colobane Plateau. Ba- donc yooyu moom Khalifa coalition bi moo ko arrangé woon. Dëgg la. parce que coalition bi si Da ko doon jëlee. waaw bu xawoon nekk un peu généreux ak Pastef mu nangul Pastef yenn yi accepté yenn yi bu ñu gagné il restera toujours peut-être maître jeu dañuy Waaw. naan waa Khalifa Dakar dañuy wax ne Khalifa Dakar dina ko sax ñu muur gañe ko. waaw dina muur lu bëri nga Waaw, xam dina mais muur lu nii j'en suis sûr que je pense pas te beneen bi mooy Dakar D'accord. dama la benn D'accord. affaire gis nga Dakar gii su Khalifa dof loo ba Benno Bokk Yaakaar gañe ko xam nga kan la dul baax entre Sonko et Khalifa si Khalifa Sall ndax Dakar bu ko Khalifa ñàkkee daf du pour mu amati légitimité politique Politique dafay dafay jafe léegi nag Sonko boobaa du nekk problème bu ñàkkee Dakar yoonu Sénégal yi nekku ci bokkute ki nekkoon maire de Dakar non ki ñu jàpp ne léppam Dakar waaw kay léppam Dakar la léegi Sonko fenn kese la mënoon a ñàkk moom Sénégal yi na ko yow moom doo fi laajati njiit réew mi mooy Ziguinchor d'accord mais Dakar moom bu ko Khalifa ñàkkee même bu ànd ak Sonko ñàkk ànd ak Sonko Dakar bu ko Khalifa léegi perte nag moom Benno vraiment Bokk Yaakaar mi nga xam ne dafa mel ni dañ koo fàtte si coow li Benno tey ñooñu parti ëpp coow. socialiste bokk na ci seen allié yu gën a mag Benno gis nañ nu ko parti socialiste joxe woon bopp donte nee nañu législative nee nañu élection locale yu mujj ñoom defoon nañu nii ci seen i wax donc moo fi am effectivement moo fi amoon mais coow li bëriwuloon nii bi yoon dafa am différence tey ndax li ni mel ñoom nee nañ fair play la dinañ ànd ak coalition bi mais si yenn gox yi bu ñu àndul ci waxtaan ku ci nekk dina demal boppam moo waral ñuy déposer seen caution ndax li ni mel du am ëllëg benn animosité bi nga xam ne day créer sax dem ba ñoom ñaar ñu xaajaloo parti socialiste génn ci Benno xam nga contexte yi dafa changé ak élection bi nga doon wax ak bii déjà njiit li fi nekkoon nekkatu fi dëgg la parti socialiste xëy na ñi ay yeneen njiit yi second mooy dauphin yeeg ñi nekk ci base bi Yàgg xëy na. na bët bu ñu doon russee Tanor Dieng xëy na du moom la ñu am ci Aminata Mbengue Te Ndiaye yàgg parce que na déjà sax ci légitimité am sax ñu bëri ñu ngi ko doon ŋaañ waaw ça c'est un et puis deux mooy li ma constaté diggante démb ak tey wala barki démb ak tey rek il y a deux discours ci biir parti socialiste la base les dauphins ñoom dañu am seen i ambition fësal ko d'accord que la direction mooy Aminata Mbengue Ndiaye ba léegi ñu ngi jéem a wane seen ancrage ci Benno Bokk Yaakaar ok parce que ku ci nekk am nga ses raisons Am nga, waaw. ñële ils se sentent menacés ku ci mel ni Kaffrine ak Wilane man mënuma jiite gox pendant des années ma ñëw nga jékki-jékki ngemb keneen même bu fekkee waxoo ko ma dégg nga ngemb ko ñëw ma mu d'accord ñëw fas yéene janoog moom Waaw. loolu donc du ma ci d'accord te man maa jiite dëgg la léegi nag le problème mooy ñooñu dañuy xeex
ci kaw nag dafa am lu ñuy sàmm dañuy am ay postes ministériels. dañu jiite ay institutions. ku nekk nag kooku nag loolu lay préserver. léegi intérêt wu Aminata Mbengue Ndiaye. mooy coalition bi woy quitte à ce que ñële ñu dee politiquement parce que même Tanor loolu la doon def ñoom Khalifa teel ko kii génn tey xëy na ñoom Iran ci tànk ñoom Khalifa yooyu la ñu nekk parce que bu ñu amee tamit ay ambition man du ma jiite ab Kaffrine ba jékki-jékki nga ñëw indi keneen fas yéene ko jox te ba yëf yi doree ba léegi joxuma dara même kiiwu député bi Wilane daf ko ñàkk ñu fal ko foofu mu ñëw donc loolu moo tax ak parti socialiste dina nekk lu compliqué surtout ci ndoddu Aminata Mbengue. kon Benno daal moom mën nañoo wax ne boo mayul ci tasaaroo lañ jëm. ak alliés yooyu surtout PS et puis je sais que après élection yi. bu fekkente ne ñooñu dañuy xam nga AFP tamit ñoom ñu ci bëri ñu ñàkk ambition ni seen njiit. dafa mel ni ñoom ñoo bokk ñàkk ambition bokk ñoo parti socialiste dafa yàgg am ay bañkat ñii di génn ñii di des ñii dem ba si yàgg génn. ñooñu dañ ko wane mais AFP ñi ko njëkk a wane dem nañu mooy ñoom gàkku ñeneen ñu ci des xawma ay jeunes la ñu xamee pas ñoom Zator ak yooyu. ba léegi ñu ngi ci. jeune la waaw nee na Mermoz Sacré-Cœur la bëgg mairie. d'accord waa Mermoz fu mu nekk ndey flotté parce que ki fa nekk beneen ambition la bëgg lu dul Mermoz. donc Mbemba lan nga xalaat ñoom it ci benn. xam naa après di nga tontu Zator moom ci ndaw ñi lañ koy boole. wala ci cadre yi la jeune la ah kon baax na. jeune vie la waaw léegi Eli gis nga Benno Bokk Yaakaar ñoo nar a ëppi problème man xaw ma Mame Mbaye Niang naka lay liggéeyee tey ci palais ba pare samp nangam ba pare wëy si mi ngi def ay tournée nag ci 19 communes yu nekk ci Dakar. maanaam caaxaanu. sëñ bi Faye mi dëkk Grand Yoff. waaw goro bi waaw lu tax ngeen ko ciy génnee. bëgg nañ ay morom. ful la kooku xam nga ba mu génnee lu mu wax dafa ne yéen a ngi tardeel seen bopp waa ji choisir na ba pare donc am na ñoo xam ne ñi choisiruñu leen ba pare. jël nañ seen liste ñu ngi demal seen bopp. gis nga parti socialiste Eli. ci man tey la ñu waroon gën a fippu am laaj lu bari. wala ñu toog bu fekkee dañuy seey ñu seey ba faaw. dëgg la. Aminata Mbengue Ndiaye lu muy laajtee ci Louga am na fa ñaari poids yoo xam ne APR ñoo fa nekk muy Moustapha Diop ak dolli mbirum borom 94 milliards yi mi ngi fa. Aminata Mbengue Ndiaye Mbéri Sylla mooy président conseil départemental bi ñoom ñëpp APR moo ñoo ngardaajoo loolu yëpp ñoom jël ko PS amu fa dara ñoo ko téye amu fa dara PS daal benn kii lañ fa am commune muy commune bu Sàkkal parti socialiste moom moo ko téye maanaam fi ñu jëm nii Aminata Mbengue Ndiaye dafay jébbal parti socialiste Macky Sall waaye nag ñi des ci base bi ñoom dañuy fippu waaw léegi bu ñu fippoo nag ñu mujjee comme ñoom Khalifa Sall yi rek fa lay mujj parce que itam seen ambition waruñu leen ko mën a yàkkal ndax dañuy politique itam mais nag bosu Wilane boobu nag man gëmuma xaw ma ban position la si Aminata Mbengue Ndiaye am mais Abdoulaye Wilane mi ma xam du deltu ginnaaw ci kanam Abdoulaye Sow mi mu jox ko pour mu jiite liste muy toog moom mu dem ci bannière parti socialiste moo koy gënal mu dem ànd ak Abdoulaye Sow di ko jiite te boo koy wax danaa la Abdoulaye Sow démb la kon tey mënul ñëw nekk ministre nga war ko xajal AFP ñoom presque doo xam sax kan mooy njiit la da nga koy fàtte sax parce que xëy na mag yi mu nekk coowal bu mu duggul mais ñoom jébbal nañ seey nañ PIT ak ñooñu ay parti la yoo xam ne kenn mënu leen dégg amatuñ benn ambition mais problème bi mooy Macky Sall dina ko régler ndax bu la nee diw bàyyil ma jox la dara mais est-ce que diw boobu dina bàyyi ndax ci contexte bu ñu nekk atum 2024 est-ce que waajoo nii ngay assurer que naa la jox dara est-ce que ñu moom dana fa nekk xam nga yooyu yëpp ay équation la yoo xam ne ci biir APR am na ñoo xam ne nag gëm naa ni dinañ fippu demal seen bopp te Benno Bokk Yaakaar duñ demee si bannière boobu noo gisee Benno Abdou Khadre waaw man de Eli fi may njëkk a waxee mooy Macky Sall si boppam ñi ko xam ñëpp xam nañ ne du ànd ak nit si àndum nawle maanaam Macky Sall da ngay ñàkk fulla ñàkk fayda ànd ak moom wala sa intérêt tax nga dem ànd ak moom mais gëw ma ne nit dina am principe mën a ànd ak Macky Sall ci nii muy doxalee ci wàllum politique te doxalin wu ñaaw a ñaaw la Macky Sall yi doxalee ndax ci boo gisee sax maire yi nga xam ne dañuy faatu bokkoon ci parti socialiste wala AFP day fexe ba dugal leen ci biir bu ñu décédé rek day fexe ba remplaçant yi ci biir parti socialiste biir APR lay nekk beneen bi tamit day ànd boo xam ne day ruq jël sax ay militants yi jàmbur ay cadre jàmbur ci yeneen parti yi di ko jéem a duutal ci biir APR xam nga ba nga xam ne Macky Sall soo xoolee sax gis nga Kaolack fexe na ba dugal fa candidat
élection locale yi la jàll. Moustapha Niasse xam nga foofu AFP moo fa nekkoon. soo xoolee Guédiawaye AFP nekk fu mu fexe ba dugal fa ab candidat Pikine noonu maanaam Macky Sall moom jeu boobu lay def. même bi mu demee Louga PS dañ fa amoon doole Aminata Mbengue Ndiaye nekk fa def fa lu nekk. mais fexe na ba écarté ko jël Moustapha Diop def ko maire Louga. Macky Sall nag si dynamique boobu si la nekk te gëw ma ne dina ko gaaw a wàcc. d'accord léegi nag. Aminata Mbengue Ndiaye li nekk ci moom bokkul ak li nekk ci ki nga xamante ni tey moom mi ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng fi ñu toll nii parti socialiste am na ñoo xam ne lenn li suñ leen ko bëggee defloo dañuy lànk ba tëdd sa naajo même bu dee moom Aminata dem na ànd ji ak ki nga xamante ni tey moom mooy benn bokk yaa ndax amul li muy def sax dafa ñaaw parti socialiste yow nga nekk mag lu ne nga nekk ko ci réew mi nekk ak ay xale nga war leen a ñaax pour ñu am ambition. ngay rey seen ambition. beneen bi mooy parti Benno Bokk Yaakaar. gëm naa ne mooy coalition bi ëpp problème. dëgg la ndax gis nga nit ki. su dee tànk ma ngi mer di ko wax amul problème mais tànk ma ngi mer noppi ko loolu mooy problème bi. te foofu ngay amee mbetteel. ndax doo mën a am stratégie pour mën leen a contrecarrer. dëgg la te ñu nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa bëri ñoo xam ne dañoo mer noppi. opposition bi nag bu ñu meree dañuy génn wax lu leen neex. amuñ problème ñoomu neen la. mais biir Benno Bokk Yaakaar dafa am ñuy noppi léegi te Macky Sall du gaaw a àtte xeex dafay bàyyi ba mu trop tard. mu doog a àtte te gis nga bu àttee xeex boobu noonu. fekk na li xew na ba pare. gis nga tey Amadou Ba su xeexee ak Abdoulaye Diouf Sarr Dakar pendant ay années soo jekkee ndax ñoom ñaar rek non dama la bëgg a jox exemple rek dama lay jox yeneen exemple dëgg la xam nga ñooñu soo leen bàyyee ñoom ñaar frustration am seen biir day am ci biir militant yi dëgg la imaginel tey Diouf Sarr jekk-jekk ne dem naa ànd ji ak Amadou Ba ak li mu liggéey lépp ak militant bi li ñu daj lépp ay jegeñaale mi li ñu daj lépp ñooñu est-ce que seen xol dina nangu ñuy jël Amadou Ba dem di ko voteel loolu ay interrogation la vice versa ci beneen cadre boobu mën naa la jox tey par exemple tey exemple Benoît Sambou ak Doudou Ka ñoom ñaar frustration am kenn ku nekk jaar fii kenn ki même bu waxee ne man dem naa ànd jekkee est-ce que dina tekki ne militants yi danañu ci ànd soo demoon tey fu mel ni Diourbel Dame Diop dafa nekk xeex bu yàgg bu mu fay xeex moom Moustapha Gueye bi jiite Crous Bambey mais ñooñu seen man gis naa ne dafa am benn gis nga animosité bi am ci biir entre leaders yi ñoom seen biir seen i militants. ak ñoom leaders yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar. Fatick gis nga animosité bi am noonu. maanaam amul sax ci diggante pouvoir bi. ak opposition bi comme par exemple tey soo xooloon tey Dakar maanaam animosité du am diggante Amadou Ba sax ak Khalifa Sall. mais animosité bi fi muy ëppee. mooy diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ñooñu nga xamante ni ay wujju direct lañ. ñoo bokk kër gi ñoo bokk kër gi. loolu nag mooy wujju ak li ñuy wax wujju peccor ga. xam nga wujju ak dëkkandoo xam nga waaw kay loolu mooy problème bi. ci la bokk yooyu yëpp benn famille bi la. voilà donc war nañoo mën a jàll ci politique bi parce que waxtaan nañ ci largement c'est tamit c'est évident parce que ñetti coalition la woon ñoom ku ci nekk donte wàllu ñoom yëngu-yëngu yi bëriwu fa donc voilà coow li bëriwu fa ñoom yaakaar na ñoom it duñ bett sénégalais yi voilà ñoom wàllu ñoom dinañ ñu jéem a wàllu incha allah yeewi moom dinañ ñu bàyyi ci takk gi ñu takk bennoo donc dinañ bennoo ba booba yooyu yëpp en tout cas li ci kanam rawuli gët dinañ ci xam dara ñu wéyal ñun jamono jooju suñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo am feebaru roño tey def seen i dialyse ICP bu nekk en face UCAD ñoom nag bu ngeen fàttalikoo ci suñuy xibaar wax nañ ko fi depuis àjjuma booba ba tey ICP bi dafa tëj lu waral mu tëj mooy amul lam fayee loyer li ni mel nag mu am gàllankoor lool ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar roño ndax ñoom xam ngeen ne dañuy faral di amal ay dialyse googule nag àjjuma ba mu tëjeek léegi am na ñi nga xam ne defatuñ ko li ni mel na tax sax ba nee nañu kenn ci ñoom wàññeeku na tey ji ci xibaar yi lañ ko fësal démb nag la wàññeeku nguur gi ba tey moo ngi noppi ci mbir mi donte nee nañu am na ay yëngu-yëngu ci suuf woon nañ leen jël nañ seen i tour ba tey ñu ngi leen di déglu booba ba tey amuñu faju ci mbir mi Jacques tey santé priorité la rawatina ñi nga xam ne dañoo am ay maladies graves
ñoom ñi ci lañ bokk muy insuffisant rénaux yi seen prise en charge cher na moo tax ICP boobu ba mu tëjee mu am ñi nga xam ne ñi ci am loraange ñoo ëpp parce que booy xool prix yi moo tax ñu bëri daana gën a privilégié structure boobu nekk en face UCAD tey nguur gi ndax warul gën a jël loxoom gën a gëstu gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo yor maladie grave yooyu ci mim réew. waaw muy lu métti Elisa. parce que ni nga ko waxee feebar bi déjà dafa métti. rax ci dolli bu fekkente ne dañuy tegaat beneen feebar ci kawam. xam nga woykat ba dafa naan mu daw ko wëradi. day gën a yokk lu ko métti. léegi yow bu fekkente ne rien que pour problème bi. ak centre boobu nekk face université. presse baa ngi wax day tëj ñi ngi yuuxu. c'est que état bi tamit amul promptitude ci loolu. yow yaa ngi gis ni ñu bëri foofu la ñu am yaakaar ngir dem ndax ñooñu dañuy def social. presse bi di ko wax. ñi naan day tëj fay ñu loyer yow doo jóg ak promptitude nga dem saafara loolu parce que problème na ñaata nit ñooy dund ak kii insuffisance rénale ci Sénégal selon les estimations je pense ci population du Sénégal 5% pratiquement 800 000 personnes ñuy dund ak loolu léegi yow nga jékki-jékki dégg naa defoon nañu fi politique kii dialyse hémodialyse bi du gratuité mais léegi pourquoi jafe-jafe boobu ñoom ñu koy dund ba léegi peut-être fii parfois dañuy jël ay plan wala jël ay slogan rek mais applicabilité bu nekk problème parce que boo bëgg léegi maa ngi dee gratuité de l'autre côté boo jëlee ñii di dialyser hémodialyser seen wàllu bopp problème bu nekk ñu wax la mu ñuy jànkonteel kon santé démb rek ñu ngi doon wax ci éducation wala même tey ci focus bi wax ci cherté inscription comment se fait-il que yow jàng éducation ak santé mu nekk un problème les plus grandes équations du Sénégal ñaari secteurs yooyu te pourtant dañuy jàpp ni moom la ñuy gën a dugal xaalis pourtant lu tax mu ñu am les plus grandes après la politique Jacques politique xam nga sax déet ñoom waaw xëy na ñoom problème nañ ko jàppee mais yow secteur yooyu santé ak éducation nga xamante ne moo mën a doxal réew parce que nit ñi bu ñu warul duñu liggéey nit ñi bu ñu warul duñu jàngi yow boo warul doo ñëw nakk fii di waxtaane li ci réew mi donc yooyu la foog ñu def ko priorité ñu bàyyi tamit xel surtout maladie yooyu nga xamante ne maladie grave la te ñooñu seen doole bopp rek mënul dem parce que xam nañu li muy coûter comme prise en charge Abdou Khadre waaw Eli man dama jàpp ne maanaam ñi mosuñoo maanaam réew mi mosu leen a ñor amuñu yërmande aussi ci sénégalais yi waaye nag man li ma njëkk a wax si ñu amee feebar Eli sénégalais yi dafa am ñoo xam ne feebaru roño ak yeneen feebar yi d'accord dafa nekk loo xam ne ñi muy dal te duñu am lu ñu fajoo dafa bëri am na ñoo xam ne même soo amee loo fajoo doo gis ñu la faj te boo xoolee tamit éléments yi wala agents yi faj yooyu médecins yi wala yooyu parfois dafay faral di manqué yenn pathologie yi da ngay gis ne da ngay pour nga gis ñu leen faj sax dafay raar wala da ngay dem ci benn localité bu mag ñu ne la kenn ko fiy def wala nanga mais man damaa jàpp ne Eli Sénégal ñun ñoo ko bokk te am na loo xam ne aussi jàpp naa ne waruñu koo xaar ci nguur gi ndax nguur gi ñoom li ñu war a def ak fulaak fayda bi ñu war a wane wuñ ko mais jàpp naa ne bu ñu demee ba ñoo xam ne dañu leen a dugaloon ci bërëb ngir néew doole dem ba génne leen foofu ba am ko si ñàkk bakkanam ak ñëpp xam nañ ne insuffisance rénale jàngoro la joo xam ne ju garaaw a garaaw la xam nga fii da ngay dégg léeg-léeg ñu ne di woote na comme par exemple tey ñun murid yi Masalikul Jinaan dajale milliards dajale université yi milliards waaye ñun war nañoo dajale tamit ay milliards jàppale ko ñi nga xam ne ay néegu doole lañ dëgg la ndax loolu jàng am na solo de waaye nit ki bu dee amul wér du mën a dem si jàkk du mën a dem si juma waaye tamit du mën a jàng kon ma jàpp ne tey ñëpp dañ see war a jàpp muy xalif généraux yi muy église bi dañu war a def woote solidarité sénégalais yi génne xaalis boo xam ne dañu koy jagleel ñi nga xam ne ñoom la feebar yu metti yi dal te amuñu ñu fajoo ndax Eli hôpitaux yi boo fa demee am na ñoo xam ne man hôpital dama faa dem gis koo xam ne dañ ko bindal benn ordonnance mais dafa sànniwaat médecin bi ordonnance donc mënuma koo jënd am si koo xam ne day xuloog ñoom que ne maa ngi jënd ordonnance mu cher ba pare wéruma kon man jàpp naa ne solidarité boobu vraiment waroon na am comme par exemple tey ñii defoon nañ ko fi waa MEDES seen corridor bi dañu defoon LISCA lañ jëloon seen social bi mu nekk ay millions ñoo xam ne jagleelu nañ leen ko mais dama jàpp ne loolu kese daf cee tuuti Eli dëgg la xam nga yow ñoo ngi nii Touba di dajale ay 37 milliards ci université mais est-ce que boo amul faju est-ce que di nga mën a dem jàng moo tax faju
dafa nekk priorité ci doomu aadama bi te Sénégal dama gis ne ñun dañ ko sàggane même tey état bi amul responsabilité boppam moo état maanaam boo xoolee ñii ñu leen di génne Sénégal ñaata ay bonne volonté yoo xamante ni ñoo fi nekk mais Sénégal dañu mën a seetaanante maanaam ni ñu war a jàppalante duñ ko jàppalante te état bu Sénégal ñoom dañ ne ministère de la santé xaw ma de l'action sociale mais sociale bi bay boo ñu génn ko Abdoulaye Diouf Sarr wër di taxawaalu di politique lan Eli nañ waxante dëgg Eli Abdoulaye Diouf Sarr dañ koo jox budget ngir mu def ko ci wàllu wér-gu-yaram gi mënuñu laa jox nag yow loo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram gi kese la war a dem yow nga nekk di wër di politique di jiite ay cadre gis nga Eli dafa am secteur yoo xam ne maanaam mel na noo xam ne ka fa nekk sax dañ laa doon wax yow mayuñu la sax nga dajale ñaari nit. waa léegi su ko defee yow xaalis bi lay jox lépp kay tànn moom moo choisir comme. waaw loolu moo tax ma ne loolu moo tax ma ne la Macky Sall moom réew non seulement ñoom réew mi ñoruñ leen yërëmuñu askan wi wér-gi-yaramu askan wi intéressé wu leen maanaam te ñoom Eli. gis nga coronavirus bi. mais corona bi day rey mais ñi am insuffisance rénale reyut. ñaata nit a siy dee. diabète ñi ko am ñaata nit a siy dee. dëgg la léegi est-ce que bakkanu ki dee ci corona dafa gën a fort bakkanu ki dee ci insuffisance rénale. lan moo tax communiqué yi ñuy def fii sensibilisation yi ñuy def ci corona bi lan moo tax defuñu ko si yeneen jàngoro yi. te ñun ñëpp xam nañ ne ku wax sa aqulaay taala war ngaa xam ne coronavirus bi gën a gaaw a rey yeneen jàngoro yi. gën na ko mën naa wàlle nag mais gënu koo gaaw a rey moom loolu moom yaakaar naa xam ngeen ko. léegi nag kon lan moo tax chaque jour ñu bëgg ñoo sonal ak coronavirus jël ay milliards dépensé ko si. yow ab location kese mënoo koo fay. est-ce que loolu xel nangu na ko. dëgg loolu mooy ñàkk respect Sénégal. et puis même ci wër bi sax parce que corona ñi ciy wër ñoo ëpp foofu ñi ciy faatu mais xoolal hémodialysé yi ñoom ñetti mbir la ñu am soit ñu def dialyse soit ñu def greffe wala dee. te ñun pareeguñu pour def greffe bi mais déjà xoolal am na ki faatu donc imaginer ci ñi seen cas nag je pense bokk na ci yi gën a urgent ci ñi nga xam ne war nañ ko war a mën a taxaw parce que quand même ak ay xeetu cancer kii mu ngi doon wax pexe yu gaaw parce que parfois tamit même donateur yooyu da ciy baax initiative yooyu da ciy xaw a baax zaaru ket wala xaw ma ndimbal maa ngi dégg am na ku jàppale xaw ma jaari saw mu dellu France yow ñaata million nga def ko nga xam ne état bi def na lépp ci moom yóbbu ko li nga xamante ne xëy na yeneen sénégalais dugal nañ ko wala yow nga jëlee million def kooku yaa ngi dégg du ñàkk dégg na ci presse bi hémodialyse yaa ngi kias li lii yaa ngi doon def ci parfois tamit foog ñu xool fu ñuy dugal fu ñuy def suñu xaalis wala fu ñuy def suñu ndimbal mu nga Mbemba yow lan nga xalaat ci mbir xam nga Eli da ngay tiis lool ngay dégg nit ki feebar nga xam ne leer na la ni loxoom jotul ginnaawam mu yaakaar état moom mu war la ñëw wallu si defu ko mu toog sàggan ba gis ñuy tàggee nit ne la diw faatu na te yow lii moo ko rey te loolu ko rey yow amoon nga ci pexe ngir indi saafara naam bu mënoon mucc sax tuuti mën a gën a dundaat mais defuñu ko xool ba li ma ci gën a metti mooy nga dégg nit ñi dañu feebar ngay dem di yónnee di woote téléphone naan jox leen ma seen numéro seen coût bi ñaata la donc dinaa la woowaat. ñaata nga doon fay. mais dañ ne kii dafa nekk ci besoin fay location wala dafay waaj a tëj mais demal nga xool ni nga koy dimbalee. ba mu moom itam mu mun a jugaat. ba anam gi nga xam ne da ko doon defee social mu daal di koy wéyal. mais maanaam da ngay mel ni état bi da ngay wax fii moom mu jaar fële. du ñu dégg wala dañuy bañ tëdd ba ci naaj bi man nag dama jàpp ni ay nit boo leen jiitee da nga leen di yërëm. dëgg la dama mel ni ñi ñuy jiite yërëmuñu de corona lañ doon taafantaloo waaye ginnaaw corona bi feebar yi bari nañ. de bari nañ fi pali baa ngi fi. neuropali bi ci xale yi am na ñoo xam ne ba corona ñëwee ba léegi. seen yoon nekkul ci corona faaliwuñu corona ndax dafa am lu leen doy sëkk. mais ki amee diabète amee insuffisance rénale kooku lan mooy yoonam ci coronavirus. kooku yoonam nekkul ci coronavirus mais léegi lan moo tax yow état bu Sénégal mën a jël en charge ki amee coronavirus te du mën a jël en charge ki nga xam ne am na insuffisance rénale même boo ko jël en charge nga mën ko yombal xanaa feebar du feebar xanaa dee du dee xam nga yooyu mooy jël benn jàngoro bu ko def VIP bu ko def jàngoro VIP mais man corona ba mu ñëwee ba léegi gis naa Sénégalais yoo xam ne feebar bi leen dal doy na leen sëkk seen yoon nekkul ci maanaam am corona sax moo leen di gënal xanaa xam am na ñoo xamante ni boo leen waxoon seen feebar bi ñi amee insuffisance rénale soo leen waxoon ñu ne leen léegi jox leen ma corona ñu jël ko ndax xamulu tax bu doon 100 personnes yoo amee insuffisance rénale nga jël leen
jël ko jox leen corona peut-être 100 yooyu 98 yëpp mën nañoo mucc. te bu dee tey insuffisance rénale lañ am presque la yàlla xam doy na ak njëg yi nga xamante ni tey moom lañ si am. dëgg la te lu gën a garaaw Eli nga bàyyi ñu def marche. man dama jàpp ni bañ annoncé ni dañuy def marche état bee waroon daw tëb ne du fi am. suba lay def une semaine. ajjuma ji ñu bàyyi ko mu seetaan ñu jël ko noonu ajjuma ji lay def une semaine dafa doy am lii maanaam boo koy wax sax boo métti yow da ngay sëngeem yow mi ko wax. voilà lu tiis la ah. métti na en tout cas métti na trop justement ci mbir moomu la sax la ñuy dem jëli kii di Ngoye Ndiaye Ngoye Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ngoye Ndiaye. waaw allo. soxna Ngoye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di am mbégte di la dalal tey ci li si réew mi waxtaan ak yow li nga xam ne bind nga ko tey ci xëtu ci yéenekaayu réew mi page 3 muy insuffisance rénale feebar bi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee léegi yow nga ñuy xamal ci sa article bi ne 85 malade jamono ji ñooy xaar li nga xam ne pour am dialyse gannaaw ba ñu fermé ba ñu tëjee clinique bi. waa Elisabeth comme ni nga ko waxee noonu la 85 malades yooyu. soxna Ngoya. bi ñu ko tëjee malades yooyu instant bi wax jaxle nañ trop. mën a defee. ndax instant bi Dantec moom moo nekk public buy def dialyse. mais Dantec liste d'attente bi li ñu wax mooy ne que ñi nekk 2018 la ñu nekk nii di jël. 2018 kon waaw 2018 pour te dire ne que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dem clinique ñàkk pexe moo tax ñuy fay clinique parce que clinique bi am na subvention donte yombul parce que am na ñoo xam ne 25000 la ñuy defee am na ñoo xam ne 60000 wala 65000 kon instant bi tam malade dialyse chaque semaine day soxla def 2 séances de dialyse minimum benn séance moo tax instant bu ñu ko defulee dañuy sonn trop am na si sax. ci sunu information yu ñu mujjee jot nekk am na malade boo xam ne dafa mujj yàlla na ko yàlla yërëm waaye dafa mujj ñàkk bakkanam ci ñàkk def dialyse boobu. D'accord Ngoye Ndiaye Mbemba Jacques Abdou Khadre kenn amul looy laajte Ngoya. tiis rek xanaa di yaakaar ne xëy na ñu gën a baral loxo bi Ngoya surtout ci centre yooyu pourquoi mu nekk Dantec rek ak politique bi ñuy wax yëpp ni kon dañu def kii bi dialyse gratuite mais boo ko defee gratuite mu nekk benn bërëb rek bu koy def xoolal 2018 ñu ngi ci 2021 léegi ñi ko am boobu ak léegi nu ñuy def ku amul 60000 pour dem ci ay clinique nooy def métti rek. soxna Ngoya. soxna Ngoya. waaw Elisabeth. waaw inquiétude bi mooy gratuité bi ñu ci doon wax xanaa dafa généraliser wul wala dialyse bi ci boppam prise en charge bi c'est seulement concentré au niveau de Dakar. waaw mais wax ji mooy gratuité bi am na mais wax ji mooy demande bi moo ëpp fuuf offre bi par exemple bu dee benn machine bi benn branchement la am nga am malade yu bari yu lay xaar. te bu 15 heures jotee dañuy wàcc mënuñoo continuer di dialyse 9 heures ba minuit wala une heure du matin léegi fu mu yem foofu la ñuy yem ñu reprendre loolooy waral liste d'attente bi gën a bari te benn centre boobu moom moo koy def fi ne nii publiquement muy centre Dantec. kon daal ñun manque de matériel moo tax it mu am benn jëmukaay. waaw manque matériel aussi day ñëwaat ci wàllum santé fii moom xam nañu. plateau médical bi problème la moo tax ngay faral di gis ñi nga xam ne ñu ci bari dañuy dem di faju ji bitim réew ci ñi nga xam ne am na moyen ñi nga xam ne am na moyen dañuy obligé toog seen moo tax loolu tax association bi ñoom dégg-dégg bi clinique bi moo tax ñu yóbbu leen ci clinique clinique boobu la ñuy fajoo mais léegi clinique boobu newoon seen dernier secours tey bu demee ba tëj dafa indi xarit ci ñoom parce que instant bi vraiment malade yi sonn nañ xamatul nu ñuy def am na si ñoo xam dañuy dem ba dañoo sax ragal lekkee xëy na seen toxique mën na yokk wala dara ndax jaaxle nañ trop daal ñoom daal ñu ngi woote ndimbal ci état bi ci ku leen mën a jàppale daal nga jàppale leen. ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna Ngoya di la bàyyi nga delluwaat ci waar wi. di la jaajëfal voilà donc dégg ngeen soxna Ngoya nu mu ko waxee à quoi ça sert man bokk question bi may laajte certainement di ngeen ci am tontu yéen ñi ndax bàyyi nañ soxna Ngoya mu dem ñuy créer ñuy tabax ay hôpitaux de niveau 3 ba pare
duñ leen équiper genre yu mel nii appareil yi. mooy lu doy waar mooy sens et puis ak ay milliards yu ñu ciy annoncé nga xam ne xëy na bu dee pali sax normalement boo occupé équipé bu baax poste de santé ak yooyu ci koñ yi mun nañ ko saafara mais yow lu ci mel nii kay nga jël ay milliards yu dul jeex def ko ci hôpital ñaata hôpitaux yi ñu fi yar yuy wax niveau 3 ak yooyu donc yaakaar naa même Dakar rek benn centre dante kese xanaa mënul gérer ñi nekk département bu Dakar. moo tax 2018 la ñu. non gis nga Eli dafa métti Eli. man Sénégal ñun nag ñun yoruñu réew. maanaam ñun Sénégal gis nga li am na benn président ñun yoruñu réew benn président bu ko lu doon ñu yor quartier. gis nga pays bi doon am na ko doon wax benn yaakaar naa est-ce que Donald Trump. mu ne. moo doon wax ay pays de merde mooy Afrique. gis nga loolu mu wax noonu dafa am loo xam ne xel ci boppam mënu ko nangu Eli nañu waxante dëgg rek. gis nga Sénégal dama comprendre lenn li nan lañ ko war a mën a nangoo sax doomu aadama sax nan la ko war a mën a nangoo. ci nan yow imagineel ku am dialyse. nga ne yow liste 2018 bi. ba léegi ci nga nekk léegi ñeneen ñi nag. wala tey par exemple tey centre bii ñuy wax Dantec lan moo tax mënuñoo créer beneen centre beneen centre wala matériel bi dafa jeex ci àdduna bi xanaa léegi beneen bi mooy yow barki démb nga fi dégg hôpitalu Touba 32 milliards te Touba mosuñu am problème hôpital mosu leen a dégg Touba taxaw seeni revendication na dañoo soxla bu hôpital. ndax xaar ma expliquer la rek. ndax la fa nekk ci ay hôpitaux Eli kenn xamul nu mu toll xam nga lenn kese lañ doon sàkku mooy ñu équiper ko mais nag ñun dañu gis ne état bu Sénégal yoonam ci xam nga si la nekk. ci béton xeer ciment tabaxal ñu am taax te du am dara. nga inauguré te Eli gis nga loolu noonu. mentalité boobu. daf fi war a même ci sénégalais yi da ngay dégg ñu naan la. ñoo ngi Macky Sall defar na hôpital boo xam ne ma ngi mel ne oto bu amul moteur. est-ce que di oto boobu fan la jëm fan la mën a dem oto bu amul moteur oto bi lu mu rafet amul moteur fan la mën a jëm. décoration. yow 32 milliards yooyu mais da nga waroon na laaj Touba na leen yéen lan ngeen soxla te pourtant xoolal xam nga lu si problème bi sax kenn waxu ko woon hôpital dañ ko waxoon na ko hôpitaux yi fi nekk pour nga équiper ko. mu ne am naa fi mébétu projet hôpital. d'accord léegi 32 milliards yooyu Eli. waroon na koo mën a jël ak bi mu nekk Kaffrine ubbi ci ay centre yoo xamante ni ñii duñu am problème. mais imaginez nit kiy xaar 2018 ba léegi yow stress sax mën na laa rey. d'accord dama bëgg ñu dëxëñ cak-cak yi ci waxtaan bi lu ko mooy dinañ jóg te duñ ko waxtaanee yàgg nañ ko fi def. Mbemba tey ñu dégg ne cak-cak ñoo ngi ci dëkk bi am na ñu yombal liggéey bi parce que tey la nga doon jël di ko jox taxi mën nga ko jox cak-cak sa liggéey gaaw waaye dafa mel ni dafa am ñi nga xam ne dañoo xajamal boobule métier tey ñu gis ci xibaar yi mu am benn borom cak-cak bu daw ak 11 millions commerçants li ni mel ndax du yàq loolu. déjà rek réputation bi. li leen liggéey amul ci dëkk bi. waaw li leen taxoon ndaw yi nag dañuy jéem. waaw li leen taxoon jóg dëgg ñu ngi leen koy bëgg a yàqal ndax gagne-pain la woon. circulation am nga woo cak-cak mu ñëw jël si la wala mu yóbbul la courrier nga bañ a déplacé wu. dëgg la mais Eli nag xam nga bu ñu demee ba dëkk boo xam ne ñu ne liggéey manqué na nga man damay tooñ sama mbokk yi sax ñu nekk Saalum dama ne Saalum yëpp léegi ñu ngi Dakar ak seen Jakarta. nga xool beneen diwaan dëkk yu bari léegi dañuy ñëw wàcc ak Jakarta xam nga ki ñëw jël Jakarta am di def cak-cak kooku boppam la. mais tey am na si ñoo xam ne Eli ay agence lañ yor agence bi da ngay woote. soo wootee ñu booleel la ak diw mu dem yóbbul la sa colis. dëgg la mais am na ci ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw comme man rek ma génn fii ne def ko sama statut WhatsApp sama Facebook cak-cak bàyyi fa sama numéro yow bu ma lay jox ay yóbbante jàmb di lay yónni te man jëluma samay matuwaay yëpp yi war damay jël sama xaalis for ko dafa daal di koy sànni. d'accord te loolu taxul leen woon jóg maanaam réduction wàññi tey moyen de transport bi nga xam ne Dakar ak nu mu amee embouteillage loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom moo jëm ci fluidité trafic bi mais léegi buñ demee bay dégg si lii ñu bari dañuy deltu ginnaaw koy wóolu léegi ak kan mooy wutu liggéey kon loolu dafa mel ni mais dañ ko war a réglementer kan mooy réglementer xam nga tey ala kulli àll Eli ñii di daw ci cak-cak normalement waa ministère du transport am nañ ci wàll donc ñoom nag am na nu ñu war a mën a xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal cak-cak
ñu même bu fekkee amuñu benn dispositif bu leen tegal ñu daal leen encadré itam ñu mën a jug ci lii. parce que lii bu woyee nii. li leneen musiba la kenn dootul yónneeti kenn. ku nekk yaay doxali sa soxla. d'accord Jacques en quelques mots rek. waaw xam nga cag-cag yi moom déjà benn palliatif la ak chômage bi parce que j'en suis sûr que ndaw yi koy def yëpp bu ñu amoon beneen xëy ñu def ko xëy na choix par défaut la. léegi nag comme ni ko même ba waxee tur bi sax fu mu jógee benn waay bi ko ubbi woon la bu tuddee yëf yi cag-cag da ngay woote foofu ñu am ndaw ñu la kii c'était réglementé ñooñu au moins di nga identifier ñu fa nekk wala kii bi mais bu fa demee ba ci période Covid bi la ñu bëri nag dugg ci yëf yi parce que boobu ñu bëri dañ doon ragal a génn yéeg ci biir si nga am contact parce que boobu xel yi dafa gënoon a tiit ñu bëri dañoo tiit ci feebar bi léegi nag même fast food yi ak yeneen kii ci loolu la ñuy liggéeyee mu law nag ñi gis ni yamatu rek ci yóbbante ñi sax dañ ciy yéeg mais léegi nag contrat de confiance bi am diggante client bi ak livreur bi mooy problème mais Elio nooy amee 11 millions nga jox ko cag-cag xanaa 11 millions wala waxuma la sax 11 millions 1 million man duma ko jox sama benn dëkkandoor bu ma wóolul wala bu ma 1 million xanaa sama doom sax balaa ma koy jox damay xalaataat waxuma la benn ba 11 nga jël ko jox cag-cag wax dëgg fa yàlla. sànni sa loolu tamit am na ñi nga xamante ne yenn yi càggante weesu ko. ndeysaan Abdou Khadre Eli man xam naa ne cag-cag yi Jacques ak Mbemba wax nañ li ma xalaatoon. dama may nga yegg moom nga may ma yeggale rek ci ci roño yi. waxtu wi dab nañu Abdou Khadre ñoo ngi ci 11h56. léegi une minute mais Eli. xam nga tey yaa ngi dégg Dakar ni mu toll ñaata millions ngi doomu aadama ñoo fii yeewoo. ñu ne benn centre la ñu am benn centre public Dantec tey par exemple tey bërki démb dégg ngeen ñu ne dañuy jël 30 milliards pour def ci ay blouse nañ leen waxante dëgg rek 30 blouse ak faju lan moo gën a nekk priorité lan moo tax 30 milliards yooyu kan moo leen laaj ay blouse lan moo tax mënuñu see ubbi tey ay centre te yaa ngi dégg bourse familiale bi ñuy jël ay milliards mais ku néew doole ki te ñoom sax wàllum politique a tax mais ki néew doole nga koy jox 25000 kooku bu amee mbokkam mu amee dialyse insuffisance rénale nan lay fajoo ji. attention secteur bu nekk dafa am budget donc ku ci nekk na nga jël sa budget def sa répartition nu mu waree non voilà donc non Abdou Khadre non mënoo jël lu bokk ak lu bokkul di ko boole. xam nga budget boobu ngay wax noonu xam nga budget bi dafa nekk non budget bi waa xam nga ministère de l'éducation xam nga kii wax budget xam nga kii wax éducation waa xam nga yeggale ma yeggale ma budget bu bëggee na rationaliser ses dépenses jël ay priorité léegi doo ma may wax fan laa ko voilà donc non waxtu bi jot na xibaar yi egg nañ ci 11h58 Mbemba Dramé ma jox la nga tàggatoo ba ëllëg incha allah Eli jërëjëf waaw ba suba incha allah ba suba incha allah ci beneen numéro li si réew mi soxna Fatou Neskis bu ñu fi jógee dina toog andi leen xibaar yi Rewmi FM. Vous écoutez Rewmi FM.